lambaay yaa ngi lambaay birandu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara baak ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal mbokki Bantamba TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen gannaaw événement bi ñu jógee démb muy combat yoo xam ni doxoon na benn bi doxoon na ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène beneen bi doxoon ci diggante Diène Kairé ak Modou Anta Diène Kairé ak Modou Anta gis ngeen ni Diène Kairé moo daan Modou Anta jël bu leer bu amul benn werante mais beneen combat bi Lac de Guiers lañ jox victoire par avertissement moo tax ñu ñëw kër Lac de Guiers waxtaan ak moom ci làmb ji laaj ko nu mu dundee làmb ji ak naka la gisee ni mu bëree maa ngi lay nuyu mbër. waaw maa ngi lay fay. ma bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. waaw ñu ngi nuyu képp koo xam ne fan sa Lac de Guiers nga di nuyu amateurs yi di nuyu supporter Lac de Guiers 2 yëpp di nuyu waa Guédiawaye bu baax a baax ak cité bi ma dëkk. Lac de Guiers naka la gisee ni mu bëree moom d'abord moom jëm boppam ni mu bëree ak Eumeu Sène naka la ko gisee combat bi moom ni mu ko gisee li nga bëree ak li Eumeu Sène bëree naka nga ko gisee naka nga ko jàngat. waaw Lac de Guiers bu ko kenn critique Lac de Guiers bëri na Lac de Guiers bëri na Lac de Guiers xeex na Lac de Guiers topp na nit ki ba ci wetu saako yi Lac de Guiers woote na ci digg géew gi ba gars yi taxaw ñi naan waru ko woo pour man boo demee ba ci digg ba ci saako yi buñ la wooyee pour nga ñëw ci géew gi pour ngeen bëre kooku bëgg na ngeen bëre bëgg na ngeen xeex Lac de Guiers dem wane na lépp la wane bàyyiwul dara waaw au contraire kay ne Eumeu Sène bëree la gars yi xamewul buñ jël tor di ko sëf Lac de Guiers 2. da nga gis ni dañ laa jox tor bi. waaye damay dégg ñu ay Lac de Guiers 2 bëriwul lan la ma dëggee Lac de Guiers bëriwul Lac de Guiers kay bëri na. boo gisee ñu ne Lac de Guiers 2 bëriwul dañoo gis combat bi mu commencé ba ni mu jeexee ñaari mbëri jàppante wuñu. waaw mais nan ngay jàppee nit ki koo xam ne booy dem di ko topp mu dem ba ci saaku yi koo koy nan nga koy jàppee bëri ngay ñaar koy def heure mu ñëw ma topp ko ba ci saaku yi ba mu ne ko kaay ci digg géew gi pour foofu affaire bi gën a neexee foofu mu bañ mu taxaw ci wuti saaku yi ah loolu la laa ci mënu ma ci dara saa yi. bi ñëw dañ ma dafa am ku ma woo téléphone mu ne ma stratégie bi mbër di songee adversaire am est-ce que Lac de Guiers mi ngi koy liggéey. maanaam stratégie. ni nga war a songee technique d'attaque est-ce que Lac de Guiers mi ngi koy liggéey. waaw technique d'attaque boobu noonu liggéey nañ ko liggéeyati ko ah peut-être mooy li ma la wax rek xam nga nit moom boo yàggee ci mbir mi di nga xam fi ngay taxawee fan la démb dañoo ñëwoon pour wane loolu lépp mais dafa tëj bunt yi tëj bunt yi moom mooy lan mooy buñ ko waxee ñëwal ci digg géew gi mu bañ dem taxawee ko de parce que xam na ne foofu li ma bëgg su ma ko defee mën na jéggi saako yi. dootuma am lu ma neex. est-ce que Lac de Guiers foofu noonu moom mën na jéggi saako yi yow nga songoon ko moom bu mu jéggi saako yi mu ñëw ñu avertir ko est-ce que yow doonul tax nit ñi gën a xam ni Lac de Guiers tey ñëw na ak engagement bu gën a. lan la sama tur bi Matar waaw Matar damay laaj benn affaire Matar kon démb xanaa man damaa bëriwul nag léegi. bëri nga. loolu kenn werentewu ko bëri nga def nga Lac de Guiers def na lu mu daawul def. def na sax lu mu daawul def. waa déglul rek mais. bi nga ñëwee ba ci saako yi ah topp Eumeu Sène ba mu génn saako yi est-ce que doonul gën sax que ni mu jeexee nii. ah li ma def la topp ma ko ba ci saako yi. waaw mais jéggiwul mais topp bi ma ko topp saa waay topp dafa mel nekk léegi ban façon topp ngeen bëgg nag léegi waaw. gis nga ni daal li nga waroon def yëpp def nga. def naa lépp xeex naa ak moom yóbbu naa ko ardo yaa ngi de woo naa ko ci digg géew gi. gis nañu benn instant bi ci biir xeex bi moom déséquilibré wu na Eumeu Sène. seetlu nga wala seetlu. waaw coup bu ma ko dóor nag yaa ngi dégg moo waral lamb ji xanaa xam ndaru loonu am sax waaw lamb ji ndaru loonu am de leer laa la wax. lan moo tax naru woon am. parce que combat bi man xam naa ne man li ma daloon bu doon beneen mbër dul kon di ñëw 4 avril sax du am. lan moo la dal. sama gaañu woon ci loxo. da nga gaañ ci loxo pour sauver làmb moo tax nga bëre. merci ci engagement boobu nga am loolu engagement bi nga ci am. bés bi su ma ko bëri woon rek làmb day tëj day sooxaat te bugguma woon loolu moo tax ma dem ak sama fulla ak sama jom ne lii à part Père Mohamed Ali Ndiaye moom moo ne ma Papis sa lox bi da nga koy nëbb. fi nga gaañu mooy fii ñuy gis.
yàq bi moo dëpp avant lamb ji. waaw léegi après ma ñëw nag dóoraat ko ci nag gën affaire bi gën a yokkaat nag te bu ma ko juddoo moo waral bën bi am fii. bi mu déséquilibré wu. Eumeu Sène seetlu nga ni Eumeu Sène mii am na changé na quoi seetlu nga ko wala seetlu. si gis naa ko mais moment boobu noonu mun ma woon dem parce que man tam li ma doon yëg man rek ko xam. mënu woon dem. non mun ma dem su ma demoon dinaa am lu ma métti parce que sama loxo moment boobu bokkatul. kon yow blessure bokk na ci yàq sa ko. waaw donc ma gaañu woon dëgg mujj boo seetloo li ëpp ci combat bi sax benn loxo laa doon xeexee ak moom parce que moment boobu noonu père Mouhamed Ali Ndiaye travaillé na ma ko ba loo xamante ne xam nga weddi ki fi bokk ci pour nga xam ne man li ma lay wax lépp du ay fenn lii yëpp ci blessure bi la woon xam nga gis nga loxo bi. mais lii kañ la la dal. lii ba mu ma dalee defe naa def na presque ay 2 semaines ah. bi ngay ñëw signature bi moo taxoon nga bànd sa loxo yi wala. waaw parce que bëgguma woon ñu xam ne gauche la wala droite la moo doon bànd ñaari loxo yëpp. parce que tàmmoon nañ gis mbëri di ñëw signature di bànd loxo yi. mais xamuñu woon ni blessure. si blessure la woon nag moo waraloon ma bànd ñaari loxo yëpp pour gars yi bañ a xam na xam gauche la wala droite la waaw mais sama jom ak sama fulla moom moo tax ma ñëw bëri si bañ rek bés bi yàqu parce que am na ñoo xamante ñuy dund làmb bëgguma ma ko ñu am lu leen metti moo tax ma daw ñëw bëri si. Sénégalais yi bi nga gisee làmb ji jeex ñoom attitude yi ñu am envers yow ak Eumeu Sène naka nga réagir. waaw mais xam nga nit ku nekk bu sañoon booy ñëw ci làmb da ngay jàpp daan amateur yi kontaan mais man j'ai tout fait def naa lépp li ma waroon ci làmb def naa ko gis nga làmb ji ma wax la benn affaire ay erreur rek laa ci def nag. erreur comme yan. damaa dem ba kontaanuma sama bopp parce que maa ngi def li nga xamante ne xam naa ne lii du Lac de Guiers 2 moom mooy bëree nii lan mooy lii lan mooy loolu ay erreur rek laa def ci làmb. mooy li nga doon def yëgati sa loxo yi. di wàccee sama loy di yéegal. loolu kay Lac nag loolu yow lañ ko war a laaj loolu mooy. waaw moo dindi ko ma la ay erreur rek laa def ci làmb ji ay erreur kese bëre loo xamante ne man kenn digalu ma loolu sama staff digaluñu ma loolu kenn digalu ma bëree comme genre bëree bu mel ni xale bi soog a dugg ci làmb loolu lépp bëggoon na maag Eumeu Sène ñu dem ñu daajoo maag moom def naa tout pour ñu dugg ñu ñaar pour ñu jaxasoo. benn instant jaxasoo ngeen tuuti. foofu lan nga sentiroo ni kii tey maa ko gën a pare wala dara sentiroo loolu. non kenn doo xam seen parewul pare naa yaa ngi dégg jaxasoo nañ runkum daje nañ yaa ngi dégg mais moment boobu noonu man li ma bëggoon moom mooy man côté saako yi moo ma neexul woon man du lépp ci biir saako yi lay xewee nañ dem ci digg géegu bëre xeex fa jël am fa. ngeen mbër yi ba ngeen di ñëw da ngeen indi ñaar da ngeen indi physique indi mystique est-ce que mara bi newu la woon côté saako yu baaxul ak yooyu moo taxoon nga bëgg a bëree ci digg géew bi wala. non de man moom sama lépp entraînement mooy njëkk sama lépp entraînement la xam nga waxoon naa ko ci benn émission ma ne la damaa entraînement bay wocc gars yi gëmuñu ma parce que combat bi daf ma jaraloon waaw man sama lépp entraînement mystique mooy sama 3e position te 3e position bu lu nekk laa ciy def su ma jógee ci entraînement yi dama yem ci ñaanu waajur yi jóge foofu noonu dem ci mystique su ma jógee ci mystique daf may jaral lu nekk nag parce que lamb la. parce que démb gis nañ engouement bi Guédiawaye ñëwee sa entourage bi ñu paree gisoo ci frustration ci kenn. waaw parce que ñoom ñëpp bu ñu sañoon ñoom ñëpp ndam lañ fay jëlee ndam lu ñu neex ndam la nag parce que booy xool kenn ku nekk am na fi décision arbitrage ci mbëri am na ku fa gagné décision arbitrage sama combat ak Modou Lo décision arbitrage la ma gagné Modou Lo Gris Bordeaux am na décision arbitrage Balla Gaye Gris Bordeaux am na décision arbitrage kon donc bu ma amee nii décision arbitrage dañu xam ne décision arbitrage ci làmb lañ koy fekk ci làmb lañ koy bàyyi c'est ça. sa conclusion ci làmb ji bi nga jugee ci làmb ji ba ñëw sa kër yow kese bi nga toogee neewoo man Lac de Guiers ci bëre am na leneen loo xam ni bu ma jugee ci lii dinaa dem travailler waat ko amul loo ci wax sax. non amul dara lu ma ci wax parce que xam naa ne man lépp a ngi ci man parce que def nañ ko ci man fu mu ne nii guddi yi
leen rek moom. gisoo jàppoo ne amoo loo war a jàng ci làmb daal yow. man xam naa ne bërëntaal la. dégg ma ne 3 premières ci làmb yi boo ciy génnee bu ma nekkul pay dinaa nekk 2 wala ma nekk 3 bu ma nekkul pay naa nekk 2 wala 3. lan moo tax nga nit di nga nekk pay wala 2 wala 3. compte fi samay défaite saa man dama xam dama mën a bëre gars yi li seen problème moom mooy ñoom amuñu solution buy daan Lac de Guiers 2 lii daan Lac de Guiers 2 ñoom moom la ñu amagul léegi fu mu ne nii seen kan mooy daan Lac de Guiers 2 loolu moo leen jaaxal fu mu ne nii nan lañ koy daanee kan mooy bëre dama koy faral di wax. tamit dama koy faral di wax ma ne leen gars yi bu ñu yàqamti Lac de Guiers 2 bu waree daanu day daanu kenn mënu si dara yàlla daf ko bindugul ci jëbi rek mais bu ñu yàqamti man damay daanu man xam naa ne bu ma bàyyiwul làmb dinaa mës a daanu mais ngay xëccoog yàlla suñu borom day xaw a nekk li nga xamante dafay xaw a doy waar. loolu ñan ñoo ko moom wax boobu. ñi nga xamante ne mooy ñi nga xam ñuy taxaw di wax rek yàlla da ngeen di bëri déedéet bu ñu yàqamti daanu day am mais yàlla moo ko tuddagul. mais est-ce que tamit du dañoo bëgg nga daan moo tax ñuy wax loolu. mais ñan yaata mbër laa fi bëreel daan de. mais nag Lac sa victoire bu leer boo xam ne da ngaa jàpp mbër daan ko dafa kii dafa gëj a am. yow foo ne. Yékini nga mujjee daan. après koo bëreel. Modou Lo. Papa Sow après. Modou Lo. Boy Niang. Yékini ba astaghfirullah Modou Lo Boy Niang Eumeu Sène dafa bëri quoi. ñetti combat yooyu. waaw dafa bëri. léegi man samay. ñetti combat yi ci ñaata at nga ko bëre. xoolal rek xoolal ci ñaata at laa ko bëre mais attends defal ndànk ñetti combat rek laa fi bëre benn bi Modou Lo gañam par décision arbitrage ñu dem làmb ja maag Boy Niang def 4 appuis gars yi joxuñu ma sama ndam esat ma ñëw fi ñu jox ma sama ndam ma dajanteeg Eumeu Sène ma am décision arbitrage si moom léegi nag nit ñi la lañ bëgg léegi samay victoire yi ngeen romb nag fii mbër boo dugg ci biir géew gi man la condom la déggee de ngay siteel na la déggee de benn defet la am te benn defet dañ koy laam-laame benn boobu da nga mën sa xool sama ngemb tegu ci suuf. te boobu am na ñu ko nangu am na ñii nangu nañ ko ñu yow nag nangu nga ko. non parce que man xam nga la man sama kàddu bu xasee ba jàll na waaw sama kàddu bu xasee ba jàll na. loolu weesoo dafa am beneen explication boo xam ni dafa am ku nekk ci salle bi sànq ñu waxtaan ci ma ne ko lii nag da nga ma koy may en exclusivité muy li Lac de Guiers doon wax ci côté blessure bi kii dafa ñëw pour seet. mbër bi dañuy waxtaan lu bari comme blessure am bi pour ma firngeel ko boo xoolee depuis le 21 mars la ba combat bi ba mu desee 2 jours 3 jours. loxo bi mi ngi gën a neewi mu foto ko envoyé ma ko xamal ma ne preuve mi ngi fii nii quoi ne ma xoolal sama loxo bi nu mu mel ma xamal ne ko lii combat des na ay 2 ou 3 jours boo ko yóbbee nga yóbbu ko hôpital yooyu buñ ko xoolee dañ lay defaral certificat médical yoo xam ne làmb ji du am te promoteur bi def na xaalisam si làmb ji te actuellement ni sénégalais yi buñ ne làmb ji amul te si kaaw Lac de Guiers la jógee rek Sénégal yëpp duñu comprendre dañ naan lii la bala daa daw làmb jeg yooyu noonu mais man xam naa ne loxo droite bi moom bokkul ci làmb ji fonctionné wul ma ne ko lii moom il faut nga forcer ko wane ne Sénégalais yi gaynde nga bëri waale ko soo xoolee làmb ji yëpp benn loxo gauche bi la bëri am na seen combat bi boo seetloo li muy nekk di kii yëpp mi ngi aj benn loxo bi boo xoolee fii nii mi ngi mel lu jóg mooy neewi bi ak loxo bi ba mu si forcé dóor si Eumeu Sène sax li ngay gis loxo bi ci la mooy fracture bi ñëw ci la lemu. gis nañ ni neewi na moom. waaw ci la fracture bi ñëw noonu ci la fracture bi ñëw mais pour finir li ma lay wax nii sama téléphone mi ngi nii moment biñ ciy waxtaan man ak moom WhatsApp après di nga ma ko yónnee. dinaa la ko yónnee yow comprendre nga mais pour finir ne xam nga Sénégal moom dafa metti xëy na. lii am na Lac de Guiers am na victoire mais ñun bu ñu sañoon mu daan Eumeu Sène ak beneen manière mais pas nii
bi ngeen ñëw indiwaale woo leen lii malgré gaañu. blessure la mais gëm-gëm bi ñu amoon xam nañ ne Eumeu Sène du moom mooy daan Lac de Guiers bu ko Lac de Guiers daanul du ko daan même bu ñëwoon ak ñaari loxo yi fonctionné wul sax ñun xam nañ ne Eumeu Sène du daan Lac de Guiers comprendre nga moom tamit mu am courage ne li nga ma wax loolu laay def du ma yóbbu loxo bi hôpital damay ñëw ànd ak coach bu ma demee coach bi tamit coach Aly Ndiaye ñu ngi koy sant ci la ne na kii même benn loxo góosam bii nii mun na si duma Lac de Guiers mun na si duma Eumeu Sène daan ko ci lañ dem nag bëri ji si loxo gauche bi noonu ci la ci bëri nii ba yàlla ni mu ko mayee ndam mais ndam bi moom ñun ñuy ànd ak moom yow xam nañ ne buggee wuñu woon nii ndam bi mais ndam du tuuti comprendre nga mais pour sénégalais xam na ñu comprendre xam ne carrément Lac de Guiers dafa sauver Gaston sauver 4 avril bi sauver làmb parce que su déclaré woon am na moment bi muy bëre si digg jéeg bi bu déclaré woon sax loxom bi arbitre yi duñ ko bàyyi mu continuer parce que arbitre yi ñoom dafa mel ni gisuñu loxo. gisuñu ko mooy moo ko doon nëbbat parce que bu ko tappalee taxoon jóg bu ko déclaré woon foofu balaa muy bëre sax bu ko médecin yi xoolee du ko bëre duñ nangu mu bëre waale ko kon déjà li mu sauvé dafa bari pour sénégalais xool ko lu mu sauvé na bis sauvé na Gaston sauvé combat ba yàlla ni mu ko ci mayee ndam kon dañ gars yi xëy na nag bëggee wuñu woon ndam nii mais dañ ko war a jaajëfal parce que nag sénégalais moom kuñ tuuf li nga tooy dañuy comprendre xam ne carrément xëy na ñoom xaaroon nañ leneen lu dul lii mais ñoom ñu comprendre xam ne Lac de Guiers dafa ñëw bëriwaale ak blessure bu metti bi nga xam ne bañ ne 2 jours ak combat bi man mii la vocal woo ma wax ma loxom bi personnellement mi ngi nii dinaa la ko envoyé nga am ko comprendre nga pour que ñu comprendre loolu rek laa bëggoon a leeral pour xamee man moom bëgguma sax di wax si ay kii si. di leen xamal ne loolu muy wax tamit dinañ leen ko génneel ci biir émission bi ñëpp gis vidéo beeg yëpp li ko Lac de Guiers envoyé bu soobee yàlla jërëjëf Salam kontaan nañ. ok merci. Lac kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi leen la rek di sant képp koo xamante ne tey nga sa kurus ñaanal ma di sant ñëpp bàyyi ma ñëpp laay sant di sant waa écurie Waalo bu baax a baax a baax du ko dalee suñu mag Abdou Diouf comme Abdou cee son trop di sant tamit ki nga xamante ne mooy Aline Seyde kooku moom nekk fi di ko sant sax da ngay sonal sa bopp parce que moom kooku moom yàlla na ko yàlla defal jàmm rek loolu lañ koy ñaanal yàlla guddal fanam yokk xéwal gi mooy Aline Seyde di sant tamit ki nga xamante ne suñu kilifa lañ ñun ñëpp muy Père Diaw bàyyi woon na làmb nag mais tey xolam day sot parce que géejiwaay gi mu dafa bëgg mbëru géejiwaay mais ñun ñoo xamul fu ñuy teg suñu tànk rek parce que genre nit yi mel noonu boo leen amee da nga leen di jàpp mais dañ koy bàyyi yàlla suñu boroma ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko ak njabootam taalibe sëñ Babacar si boobu noonu di sant famille Aly Ndiaye sam papa Baye Aly Ndiaye Masata combat dama dem bëccëg mu ko ci yërëm sax parce que moment boobu noonu su xamoon réellement li ma dal kon danaan ma combat bi du am waaw parce que moment boobu def nañ ci lépp yëkkati nañ ci xaalis bu bari def ci Aziz Ndiaye yëkkati xaalisam def ci moom tamit Aziz Ndiaye moom aw ma fayam moom waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla yokk ay ñoom xalil ñëpp waa kër gi daal famille bi daal ñoom ñëpp dañ cee jàpp Baye Ndiaye waaw ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp di sant sama papa mu ngi nii toog wala sama pël baa ngi ne du bàyyi moom moo doon yëngal stade bi jour boobu moom tamit père melax a ngi ne ni ko ñaanal yàlla guddal fanam di sant ñëpp daal bàyyiwuma kenn képp koo xamante ne jàpp nga ci combat bi képp koo xam ne jàpp nga ci combat bi ci sama ñoo xam dañuy ànd ak man dañuy sonn ma fonk leen trop nag nelawuñu bàyyi seen i njaboot bàyyi seen i soxna comme lu mel ni il faut ma citer ci kenn ñu naan ko dof bu Lac de Guiers 2 dof bu sëñ Abdou Karim Mbacké dof bu fiij méj dof bu géejawaay maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolam ndax sonn na ci trop combat bi jóg gauche jóg droite ñëpp maa ngi sant ñëpp bàyyi ma kenn waa Touba
waa Tivaouane waa Kaolack maa ngi sant ñëpp daal Chérif yi nag mention spéciale waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama yaay ji toog nii di sant waa yéen xamala waa yéen tamit ñooñu ñoom ñëpp daal aw ma seen fay ñaan gi yegsi na yàlla na yàlla defal jàmm di sant sama doom day yëpp bàyyiwuma kenn gis nga jëmm ji toog nii kii jarul mooy tudd turam sax mais sama combat bi li mu ci daj man ak yàlla rek ko xam bàyyi yitteem yëpp ndax Lac de Guiers 2 maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn di sant Ibro bu baax Ibro Abdou Salam tonton Ousmane sama xarit sama nijaay maa ngi bëggee ñëpp di la sant di la gërëm di nuyu sa caméraman bi di leen ñaanal yàlla na leen yàlla yokk waaw yow moom ku baax nga yow kenn gënu waaw gentleman lii nga ñu nangul nii yombul. waaw en tout cas vraiment yàlla nga raw sa papa xam naa ne pour nga raw ko problème la. waaw defi la nag. nga mbër nag. waaw mbër dëgg. waaw mooy père. waaw xam naa ne raw ko moom neexul moom bul sonn sa bopp mais yàlla na yàlla def nga romb ko ci barke Seydina Mohamed waaw yàlla na yàlla dooleel daal kontaan naa ci yow ndax nit ku baax nga waaw. merci Lac jërëjëf mbokku téléspectateur u Bantamba TV loolu mooy li nga xam ni loolu lañ leen jëleeloon fii kër Lac de Guiers numéro 2 may nuyu sama xarit Mathia Pereira facilité na ma lu mel nii maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Alioune Seye 2 ak ñëpp di leen bëggee yéen ñëpp jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah merci. ma lambaay yaa ngi lambaay birandu baa ngi ci mbul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal